alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulullah mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam di am mbette loolu ànd ak yéen ci bisu ajuma bi tey mu nekk bis ajuma waaye ci bis ajuma yi waa bis la ci bis yi wax dëgg fa yàlla mu nekk bis bu màgg bis nga xamante Maulana Cheikh Mahi Ibrahima Niass rendre na visite fii nga xamante mooy ci Ndakaaru Njaay gis ngeen Maulana Sang Barhamu Ndiaye ngi nii gannaaw bi nga xamante démb mi ngi woon ci teertu bi waaye tey mi ngi nii jëm fi nga xamante moom mooy xadaratul jumaa bi nga xamante képp kuy taalibay Maulana Cheikh al Islam nga nekk ci Dakar daggan na nga ñëw fekkee bis bu mel nii parce que bis la boo xamante rëy na lool ku toll ni xalifa Maulana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass jógee ko ci dëkk bu set bi di dëkk bu sell bi di dëkk bu neex bi di Medina mu ñëw gën a si ñu fii ci Ndakaaru kon yoon la wax dëgg fa yàlla képp kuy taalibay ak foo muntane ci Sénégal gii ak bitim réew sax dëggan na nga ñëw fekkee bis bi waaye nag Maulana Sang Barham moom gis ngeen ko kenn jiitu ko ci demb gis ngeen xalifa bi bu muy dugg Ndakaaru moom moo nekkoon ci kanam oto xalifa bi nekk ci gannaaw loolu nag dafay firi lu bari dafay firi ne wax dëgg yàlla lu yonent bi waxoon képp ku gëm yàlla ak yonentam nag nga teral sa gan kon moom mooy borom Dakaaru Njaay Sénégal Njaay loolu la doxalee démb vraiment ànd ak ganam bu tëdd bi yóbbu ko fi nga xamante moom mooy fi mu jaar yëpp ba agsi kër ki nga xamante moom mooy Seydi Baba Ibrahima Niass wax dëgg yàlla tey ñu ngi fii ci Parcelles Assainies dem fi nga xamante moom mooy xadaratul juma bi nga xamante waxoon naa ko fi sang ñu war ko def ci stade municipal bi gis ngeen ko Sang Barhamu Ndiaye ngu noonu dem xadara waaye nag dëgg ñun yaakaar naa mercredi bi passé rek lu ñu xadara foofu wala lu ñu daayira rek yaakaar naa beneen mbir la ci ku taamu sunu jotaay yi ak suñu waxtaan yi di nga xam ne Maulana Sang Barhamu Ndiaye gannaaw voyage bi nga xamante defoon na ko fale ci Maroc vraiment alhamdulillah ñibbisi na si jàmm waaye ñëwaan na en forme mi ngi si jàmm waaye ñëwaan na en forme di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér yal na ko yàlla aar ci laamin jàmm yal na ko yàlla ubil ci laamin jàmm yal na ko yàlla defal jàmm ci njabootam ji nga xamante amul len lu mooy njaboot gi chaque jour mu wax ko waaye daal di oote jàmm yi ci faydu bi ci ñooñu faydu bi sunu mbokku taaliba yi neen yeenante jàmm di waxante jàmm di doxalante si jàmm wax dëgg fa yàlla loola lañu Maulana Cheikh al Islam waxoon waaye ñun ñu ngi sant yàlla ba nga xamante kii di Maulana Sang Aboubacrine Barhamu Ndiaye bu mu ñëwee loolu rek lay sax di wax ci suñu noppi vraiment mu doon loo xamante lu jara sant la parce que yàlla bu la mayee sëriñ boo xamante ni ko Maulana Cheikh al Islam waxee bu waxee mu fàttali la yàlla bu jafee mu fàttali la yàlla bu doxee mu fàttali la yàlla kon ñun ñu ngi sant yàlla ci loolu Sang Barhamu Ndiaye ngi nii mbokk yi comme li ma ko waxee woon sànq rek fii ci Parcelles Assainies jam fi nga xamante moom mooy ci xadara méga xadara bi gis ngeen ko ñu ngi gën a jege vraiment fi nga xamante moom mooy ci daayira bi ñu ngi gën a jege vraiment kon parcelles yaa ngi nii mbedd parcelles yaa ngi nii protocole yaa ngi noonu ànd ak Maulana Sang Barhamu ak sécurité yi kon vraiment mu doon loo xamante lu rëy la ci ñun tey di dalal xalifa bi bu baax a baax ak képp kuy muqaddam Maulana Cheikh al Islam fii ci Dakar ak Sénégal yëpp lii mbette la lii dafa war a di am dëgg-dëgg kuréel boo dem da ngay gis dañuy faral di organiser benn organisation pour wan nit ñi seen doole wala boog pour natt seen doole fu mu toll waaye dama ne ñun weesu neen foofa parce que Maulana Cheikh al Islam da di international dafa ixaata monde bi yëpp ñëw toog fii ci Sénégal kon loola yaakaar naa bu ñuy def lu mel nii dafa rafet rek wala dafa baax rek da di loo xamante dafay jotalante mbokk loolu moo waral lu mel nii waaye xalifa bi itam ñu koy ñaanal vraiment yàgg ci lool te wér macha allah gis ngeen ko nii mbokk yi
xam naa yoon bi xaw na xat moo tax ngeen gis oto bi day dox tuuti taxaw discussion yaa ngi noonu entre homme de tenue yi nekk ci suñu xadara ak yi nga xamante ñoom ñoo ñëw tey pour li nga xamante moom mooy assurer sécurité jaamu yàlla yi ñëw fii waaye lu si mënta am ñun waa Dakar ñu ngi sant yàlla ci ziara bu màgg bi wax dëgg yàlla waaye nag di fàttali sunu mbokk yi jamaa Fidiyaanu Sidqin ak soppe Mawlana Sanga Barhaamu Njaay ak fu waaye ne ca àdduna rek di la xamal ne la ñu ngi waajal suñu ziara bu mag a mag bi di ziara Mawlana Sanga Aboubacrine Barhaamu Njaay le 18 bii di ñëw incha allahu rabbi ñu war ko defee bu ci yàlla àndee fi nga xamante moom mooy place de la nation incha allah buñ ci kiyee rek yal nañu yàlla may loola ñu fekkee ko it si jaam ak salaam gannaaw loolu ñu daal di waajali li nga xamante moom mooy caaxo coofiyoor caaxo nag buñ ko waxee vraiment xel yi dañuy dem si ki nga xamante moom mooy lii nga xamante moom mooy juddu Mawlana Sanga Aboubacrine Barhaamu Njaay foofa ci caaxo coofiyoor kon mbokk yi neen ànd rek ba léegi di suivre programme bi fii ci Fidiyaanu Sidqin TV ànd ak yéen rek ci Fidiyaanu Sidqin TV ci li nga xamante moom mooy événement bu màgg bi tey waaye di accompagner it sunu sëriñ fu mu dugg fu ñu munta dugg rek incha allahu rabbi dineen am mbette ak kontante won leen fi nga xamante xala Mawlana Sanga Aboubacrine Barhaamu Njaay dugg incha allah. waaye mbokk yi ba léegi rek ñu ngi fi ànd ak yéen ci Parcelles Assainies gis ngeen mbokk yi yaa ngi noonu di dem ndeysaan pour teewee li nga xamante moom mooy xadara ak ñëw ci nga xamante moom mooy xalifa bi macha allah. waaye nag di fàttali ñi nga xamante vraiment ñun ñu may oo wala ñun ñu may message wala ñun ñu bëgg a jokkoo ak man rek tey mu nekk bis bu mag ci man tamit vraiment mu tombé bis sama anniversaire ngeen ñaanal ma yàlla maa ngi gis message yi ak appel yi du ma mun a di wuyu ñëpp à la fois wala di tontu ñëpp à la fois waaye maa ngi leen sant di leen gërëm ci message yi ak bàyyi xel bi ngeen ma bàyyi xel waaye lépp xam naa ne grâce à Mawlana Sanga Aboubacrine Barhaamu Njaay moo waral loolu yëpp kon mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek yaakaar naa soreetuñu stade baa ngi nii tey fii la ki nga xamante Mawlana Sanga Aboubacrine Barhaamu Njaay ñëw xadara si ci ki nga xamante moom mooy xalifa faydu Tijaniya tey di Mawlana Cheikh Mahi Ibrahima Niass fii nii lañ war a dugg incha allah fekkee li nga xamante moom mooy xadaratul jumaa bi. kon di leen wax rek di leen fàttaliwaat mbokk yi yéen a ngi ànd ak Fidiyaanu Sidqin TV moom ngeen di suivre fii en direct en live ci Parcelles Assainies ci méga xadaratul jumaa bi comme ni ngeen ko gisee rek.
kon mbokk yi ni ma ko waxee woon rek sang Barhama Ndiaye mi ngi ci otoom bi ànd ak taaliba yi donte gis naa am na mbokku taaliba yoo xamante jiitu woon nañ fi lu yàgg nekk fii ci stade bi vraiment pour rek teel a am place wala pour rek mën a gis li nga xamante looloo fa xew bu leen ko kenn nettali looloo waral lii yëpp kon vraiment ñun amuñu lu mooy rek am fierté ci bis bu mel nii waaye di am fierté vraiment ci ki nga xamante moom mooy Mawlana sang Aboubacrine Barhama mi nga xamante moom moo ñu tàggat vraiment ci lu mel nii. incha allah mbokk yi nii la. ci ngeen mbokk taaliba yaa ngi ni xaar ki nga xamante moom mooy Mawlana sang Aboubacrine Barhama Ndiaye mu mën a agsi macha allah mbokk yi sang Barhama Ndiaye agsi na fi nga xamante moom mooy stade municipal de Parcelles bi vraiment gis ngeen jaamu yàlla yi ngi ne ci xadara vraiment mbokk yi ñu ngi sant Yàlla bu baax di am mbégte ci yéen si ngeen Mawlana sang Aboubacrine Barhama si na fi nga xamante moom mooy Parcelles Assainies si may leen boo dugg ba pare ñun ñëpp xoolal macha allah mbokk yi man maa yor waaw kay